waral jataay bi yépp tey du sax loolu du def bilan waaye mooy ma wax leen man bi ma jëlee dëkk bi lan laa fi fekk bi ma ñëwee dama def lu audit boobu ba léegi may jàngat dëkk di jàngat document yi di jàngat li ma fekk ci dëkk bi document audit boobu bi ma ci jotee naam am na lu ma ci yaakaaroon sax ci yorin wu bon ci yorin wu sellul waaye yàqu-yàqu yi wax dëgg yàlla fi ma ko fekk moo ëpp li ma gis moo ëpp fi li ma foogoon musuma woon a jàpp ni yàqu-yàqu yi ak seen niveau bi loolu nag bu amee ñu bëri nee nañ ma bul wax waaw ñu bëree bëri nee nañ ma bul wax ñu bëree bëri ñi ngi teg pression ci man pression bi fu ne mi ngi koy jóge waaw y compris ñoo xamante ni maag ñoom ñoo bokk coalition Yewwi Askan Wi parce que léeg-léeg nga gis borom doole mu jàpp ni xam benn leader bu nekk ci coalition bi mën na tax peut-être docteur Babacar Diop mu def liggéey mu dem gis ko wax ak moom mais li ma gis mënuma ci noppi wala su ma ci noppee man dinaa nekk complice waaw dëgg ak yaakaar moo taxoon waa Thiès wat fal yi dëgg ak yaakaar ak njub la waa Thiès yaakaar ci coalition Yewwi Askan Wi moom lañ ci yaakaar ci taxawaay boobu tey laa ci gën a engagé wu lu ma ci góobe gar dinañ ni dafa ubbi front yu bëri front yi dina bëri ndax njubate gi moo bëri dina ni dafa ubbi ay front yu bëri moom dafa bëgg xeex moom dafa bëgg xuloo xeex dina am xuloo dina am ndax yàqu-yàqu yi ci dëkk bi moo bëri xaxaruñu kenn amuñu problème it ak kenn amuñu xaar ma yàlla aussi ak kenn xaxaruñu kenn xeexuñu kenn amuñu xaar ma yàlla ak kenn benn interlocuteur rek la ñu am muy population Thiès ma waatal leen ni population Thiès boobu laa wax de tant que je serai maire de Thiès je défendrai les intérêts de cette ville suñu jëlee ci wàllu koom muy gestion financière suñu xoolee recettes yi nga xamante ni prévoir woon nañ ko ci 2021 bi levé ko mi ngi woo toll woon ci 3 milliards 33 millions 3 milliards yoo xamante ni 33 millions 499 561 francs Thiès mujjul encaissé lu dul 990 millions 739 643 francs muy un taux de recouvrement qui tourne autour de 32%. loolu mandarga la ci néew doole bu mairie Thiès néew doole ndax bu ñu nee suñu budget mi ngi toll ci 1,8 milliard waaye xam ngeen ni dëkk bu toll ni Thiès deuxième ville du Sénégal capitale bu toll ni Thiès ñi ni budget mi ngi toll ci 1,8 milliard loolu honoré wuñu waaw 1,8 milliard taux de recouvrement qui tourne autour de 32%. muy un manque à encaisser qui tourne autour de 2 milliards 42 millions 759 918 francs CFA. te loolu mën na gën a métti li tax mu gën a mën a métti surtout l'année prochaine mooy gouvernement bi dafa am benn fonds bu muy wax le fonds PACASEN muy dimbali Thiès dimbali maire yi fonds boobu dañ ko nar a perdre l'année prochaine lu mu néew 250 millions la lu tax ñu nar ko perdre mooy le budget dañ ko war a voter avant le 31 décembre équipe bi fi nekkoon voté wul woon le budget bi ba ñun bi ñu ñëwee la ñu jël budget boobu pour voter ko
ñu ñëwee lañ koy doog a voté ca fond PACASEN boobu boo voté wul budget bi da nga koy ñàkk. ñu ngi def ay pexe ñu waxtaan ku ñu xam ku mu ci mën a jàpp nga jàpp ci waaye lu toll ci 250 millions Thiès nar na ko perdre ci budget l'année prochaine ku ñu ci mën a jàppale rek nga jàppale ñu bépp doomu Thiès it fu mu mën ci nekk mu mën ñi ci jàppale lu tax ni 250 millions Thiès soxla na ko ndax am na fu mu mën a dem ci biir dëkk bi suñu jëlee bor yi ci dëkk bi bor yi mairie bi mi ngi toll ci 783 millions 642 914 francs 700 millions de bor ci mairie boo xam ni sa budget 1 milliard et quelque ci ay bor yooyu ñetti catégorie am na ci lu ñuy wax des dettes déjà visées par le receveur dettes yoo xamante ne engagé nañ ko visé nañ ko fay rek daanaka moo ci des ñu ngi tourné yooyu ñi nga toll ci 91 millions 418 mille 40 francs am na ci ay bor yoo xamante ni engagé nañ ko waaye visé guñ ko yoo xamante ni fekk nañ ko fi mi ngi toll ci 352 millions ay bor 861 mille 232 francs am na ci bor yoo xamante ni contentieux la yoreel nga ma waaye indil juste lu ko justifier lii mairie bi moo ñu ko yoral contentieux boobu mi ngi tourner autour de 339 millions 362 642 francs loolu aussi ay bor la yoo xamante ni mairie bi yoreel na ko ay entreprise yoreel na ko ay nit waaye bor yooyu audit bi am na leneen lu mu ci wane bor yooyu du noonu lañ koy fayee de parce que audit dafa wane ni léeg-léeg nit ni yoreel nga ma suñu ko woowee ngi def suñuy enquête papier ya muy indi ak li ñuy déclaré dañuy gis ni bokkul entre li fournisseurs yi di wax ak li nga xamante ni moo nekk papier am na ci lu ci lëndëm yu bëree bëri yoo xam ne bor yooyu duñ ni rek yoreel nañu bor Thiès 700 millions ñu ni dañuy ñëw ku indi sa papier ñi fay ko yooyu dina am càmbar bu leer a leer boo xamante ni dinañ ko def bala ñuy fay bor yooyu. bu loolu weesoo dafa am lu ñu tuddee propriété communale propriété communale mooy loo xamante ni espace la maanaam terrain la mën na am terrain bi am lu fa nekk mën na am terrain bi dara nekk mais terrain bi Thiès moo ko moom mooy ville de Thiès moo ko moom ville de Thiès moo ciy dogal moo xam dafa am lu mu fay def moo xam da koy louer parce que ci am ay barab yoo xamante ni Thiès daf ko louer ñooñu di fay ñooñu ñi ngi dugal ci dëkk bi at mu jot 13 millions 975 mille francs dinañ ko dugal ci dëkk bi propriété communale boo xam ni Thiès moo ko moom ville de Thiès di ko louer ñi ngi dugal ci dëkk bi lu toll ci 13 millions 975 mille francs mais 13 millions yooyu sarax la sarax et je vais être très clair sarax la ñuy jox Thiès ci 13 millions dafa am benn décret bu président de la République signé muy le décret numéro 2010-400 du 23 mars 2010 bu fixé am na ay espace yoo xamante ni ci Thiès ku fay louer ñaata nga war a fay le mètre carré ñi ngi war a fay le mètre carré 40 000 francs le mètre carré par an 40 000 francs le mètre carré par an
dinaa ci ñëwaat. Propriété communale bi mi ngi dugal 13 975 000 francs CFA par an, alors que bu fekkoon ñooñu fay nañ li ñu war a fay Thiès dëgg, ñu toppatoo mbir moomu lañ war a fay ñu war ko fay Thiès, lu mu néew néew Thiès waroon na cee gagné 426 520 000 francs. 400 millions xool leen 13 millions ba 400 millions ci ay boroomi alal, ay sociétés yoo xamante ne ay milliards la ñuy def chiffre d'affaires la ñu ko luyee ñu toog ci barab yooyu. dinaa leen ci jukkil yenn bi ci jiitu mooy Sonatel, parce que damay wax ak yéen lu leer. da ngeen a war a xam seen dëkk bi fan la toll, seen alal fan la toll, yan loxo ngeen ko teg, ñi ngeen ko teg ci seen loxo ñan lañ ko luye, ñiñ ko luye ñaata la ñuy indi ci dëkk bi. moo tax ma ciy wax. nee naa nag pression bi bëri na, ñu bëri nee ma bul wax ci lii, ñii ay borom yi doole fii, mais kenn mënuma tee wax ku dul suñu yàlla suñu borom. lu ma ci góobe gar Thiès jaral na ma. wax naa benn nit bu ñëw di ma ji ma découragé naan ma dëkk bi dafa ba ay boroomi doole, ma ne ko sama diggante ak waa Thiès bu ci safara doxoon suñu diggante ma traversé safara bi dama wuti waa Thiès. Sonatel dafa loué 1000 mètres carrés, dañ ko loué 1000 mètres carrés. Orange di fay 6 000 francs le mètre carré par an, soit 500 francs le mètre carré par an, par mois, soit 500 francs le mètre carré par mois. jaaykatu jën bi sax boo ko loué woon dina la fay lu ëpp loolu. Sonatel moomu di dugal di fay Thiès 6 millions par année, 6 millions par année, toog ci 1000 mètres carrés, 1000 mètres carrés. loolu laay tudde sarax. bu fekkoon appliqué nañ le décret du président de la République numéro 2010 400 du 23 mars 2010, décret boobu fi Sonatel di fayee, fi Orange di fayee 6 000 francs le mètre carré, mi ngi war a fay lu mu néew néew 40 000 francs le mètre carré. kon ñoom ñi ngi ñuy sarax weer at mu jot 6 000 francs le mètre carré, te waroon nañoo dugal ci dëkk bi 40 millions lu mu néew néew par année, waroon nañ ko fee dugal lu mu néew néew bu fekkoon li ñu waroon a fay nañ. kon at mu jot ñoom ñi ngi def seeni chiffre d'affaires di yóbbu seeni dëkk, bàyyi ñu ci ndóol, bàyyi ñu ci ay jafe-jafe. dama ni ce contrat là, je veux m'adresser à Orange, doit être renégocié et sera renégocié. ñun kenn duñu fekk suñu dëkk au cœur de Thiès. jamono bu ne accident am ci yoon wi ndax yoon wu bon, xale waroon a jàngi oto mbëkk ko ndax booba traçage bu baax sax amu fa, dëkk bi lëndëm këris, agression am fi. Je veux parler à la Sonatel, ce contrat doit être renégocié et ce contrat sera renégocié. Je veux être très clair sur cette question. CBAO mi ngi occupé 800 mètres carrés. 800 mètres carrés. ñoom it li Orange di fay la ñuy fay 6 000 francs le mètre carré par an, soit 500 francs le mètre carré par mois. jaaykatu jën bi sax boo ko luyee woon dina la fay lu ëpp loolu. 6 000 francs
le mètre carré par an, soit 500 francs le mètre carré par mois. CBAO mi ngi fay Thiès mairie Thiès lu mu néew at bu jot 4 millions 800 la fiy dugal, alors que bu fekkoon respecté nañ le décret numéro 2010 400 du 23 mars 2010 nga xam ne décret bi président de la république moo ko signé wax ni ñoom li ñu war a fay lu mu néew c'est 40 000 francs le mètre carré par an. ñoom waroon nañoo dugal ci dëkk bi lu mu néew 32 millions xool leen entre 32 millions ba 4 millions ca booba ñun ñu ngi gën a ndóol suñuy doom gën a nekk ci ndóol suñuy école gën a bon suñuy yoon gën a bon dëkk bi gën a lëndëm këriis Thiès barab yu bëri amuñu ndox quartier yu bëri amuñu ndox loolu c'est un problème boo xam on n'en parle pas dans cette ville. am na ci ay quartiers yoo xam comme ay villages ci boppam dañuy root ci ay teen di wuti ndox sonn trop. Je veux m'adresser à la CBAO. Ce contrat doit être renégocié et sera renégocié. Je vais être très clair sur cette question. mu des EMG boobu nag moo gën a garaaw ñu bëri nee nañ ma bul wax dinaa wax. Serigne Moussa Ka dani murit yi ñoo ma woo ni ma tawatal te bu ñu woo saw làmmiñay woo xarnu bi Thiès ñoo ma woo ni ma tawatal te bu ñu woo moo tax foog ma wax. Je défendrai les intérêts de cette ville. Je ne peux pas me taire. kenn nit mënu ma tay xànn ku dul suñu borom. EMG depuis 2014 mi ngi occupé 1435 mètres carrés 1435 mètres carrés Mbaye Gueye EMG. musuñu fay 1 franc 1 franc bind naa ko yóbbante nañ ci ñu fay li ñu amal Thiès parce que 8 ans yooyu dañ koy fay mënta ñàkk. wax naa leen bañuma ñoom ñu continuer fa ak projet bu ñu fa mën a am mais bala ñuy wax dara bor bi ñu am 8 ans yi dañ koy fay lu mu néew at mu jot 1435 mètres carrés yi li Orange di fay baaxul de mais bu fekkoon dañ ko appliqué ci barème mu Orange bi waroon nañoo dugal lu mu néew 8,610,000 par an waroon nañ ko fi dugal. envoyé nañ leen nag par voie huissier wax leen bor bi ñu amal Thiès mu toll ci 68,880,000 francs nañ ko fay suñ ko fayul dañuy jóg amul la ne. Je vais être clair sur cette question. Maqaama ñëw ci dëkk occupé 1435 mètres carrés di le cœur de la ville ca fayoo loolu nag barke yeggu fa yaakaar naa ni ci dëkk bi donc loolu bëgg naa ci leeral. mu des yeneen benn bi mooy Mikelaan ak coow man maa jël décision am yéene ni Mikelaan fi mu ne foofu du place am ñoon bi ñuy nekk xale foofu jardin moo fa newoon jet d'eau moo fa newoon dëkk dafa am ay barab yoo xam ne ñépp ñoo ko bokk war a nekk ay espace vert yoo xam ni ku amul xaalis it boo fa demee féexlu li ma gën a metti ci koor gi dama daan génn taxaw sama bureau ma gis mag ñi di dàq koor ñëw ba ci place bi foofu toog ci gris
ca foofu di xolu Thiès jardin bi nekkoon foofu dañ ko fa bëgg a delloo si ñoom Mikelan ñu signé woon benn contrat 1er janvier 2015 avec mairie de ville bu Thiès ñu renouveler leen ko ci 2019 bi contrat boobu war a dem ci 5 ans mais ci contrat bi dañu wax ni mën naa am rupture unilatérale ça veut dire ñaar ñi seq contrat bi mairie bi bu ko neexee génn ci contrat boobu su fekkee benn ci engagement yi benn partie bi respecté wu ko te engagement bi ci gën a leer mooy xaalis boo xamante ni Mikelan yoral nañu mu toll ci 10 millions ndax gëj na fay waxatuma la ak Mikelan ba ma fa demee ak suñuy équipe la fa nekk ci tilim la fa nekk ci insécurité ak leneen leen daal laa mën a wax jël ko engagement foofu jardin public la woon nous remettrons le jardin public qui est là-bas inchallah c'est un engagement que j'ai pris et nous nous battrons pour que ça quel que soit le prix je suis engagé ca du jardin boobu rek am na yeneeni jardin yu nekkoon ci dëkk bi yoo xamante ne engagé wu nañ ci de faire de la place de France la promenade la plus belle place du Sénégal am nañ ay fondation yu ñu ciy liggéey ndax projet ville verte boobu di dëkk ab ville day am ay espace vert ville day am ay espace vert waaye ville bu amul espace vert ci Thiès laa ko gis loolu dina jeex ci dëkk bi mu des yeneen mooy yi gën a garaaw waaw ay scandale financier yoo xamante ni fekk naa ko ci dëkk bi ñu bëri tinu nañ ma ci ñu bëri wax nañoo ak man ñu bëree bëri nee nañu ma bu ci wax mais est-ce que mën naa ci noppi mais su ma ci noppee di complice dafa am benn entreprise bu gagné benn marché mobilier et matériel administratif en 2021 xaalis boobu mi ngi toll ci 19 millions 974 450 francs CFA entreprise bi gagné marché bi ni day meubler waat mairie Thiès ba mairie bi waxee meubler ci kër yi defaraat meuble indi ay taabal indi ay chaise defaraat ay télévision mairie bi rafet muy 19 millions 974 450 francs CFA moom mu def ci ay pexe exécuter marché bi jël xaalis bi def ci poosam wuti ay faux PV yoo xamante ni ñuy liggéey mairie ñoo ko liggéeyal bindal ko ni ko yow yaa gagné marché bi indi nga matériel bi installé nga matériel bi te lépp ay kàcc la benn chaise bu gën a ndaw bëggul mairie. dernier équipement bi am mairie c'était 2014 waaw nit ko am barke jàpp nga ne am nga barke ci dëkk bi ba mën a gagné marché 19 millions 974 mille francs bari ay pexe encaissé xaalis bi def ci sa poche bari ay pexe jël ay pauvres travailleurs nga signé la doon ay faux PV de réception ni matériel bi ñëw na nga ni yow am nga barke ba loolu kenn du ko wax ku ma ko mën a tee wax nekkul ci dëkk bi je le dirai je le dénoncerai je le combattrai je lui ai dit ak ña tax ci dossier bi yëpp ña ñuy yónni le seul compromis que je peux faire sur cette affaire mooy qu'il rembourse jusqu'au dernier centime c'est le seul compromis que je peux faire. benn compromis laa am ci dossier boobu ma ne depuis 2 mois maa ngi ay pourparlers ak ñoom dañuy jàppoon ni damay caaxaan
benn compromis laa ci mën a def mooy xaalis bi ñu jël ñu remboursé ko waaw xaalis bi ñu jël travailleurs les pauvres ñu signalé leen ay papiers ñëpp dama leen a woo sama bureau laaj leen ñu ne ma dañ leen a indil ay papiers ni leen signalé am na ci ku jigéen koo xam ne xaw tuuti sax mu jooy tuuti mu ni dañ ko indil papier ni ko signeel moom mu signé ma waxtaan ak suma avocat mu ni ma liñ la wax na ko huissier consigné huissier bi dem ñoom ñu bañ lañ ma wax sama bureau nag wuñ ko wax huissier parce que xam naa ni dañ leen ko digal ma jox leen demande d'explication ñu bañ ni duñu répondre demande d'explication bi ba date bi expiré ma wax ak suma secrétaire général parce que comme mooy chef de l'administration ma ne ko waxal ak travailleurs yi parce que am na boo xamante ni bëgguma fa yegg ak ñoom 4 lañ suñu bu ñu répondre sama demande d'explication dinaa suspendre leur salaire bi ñu xamee ni caaxaanuma ñu doog a répondre demande d'explication boobu muy c'est du faux c'est un marché fictif marché boobu ak ñi ci tax ak fournisseur bi nga xam moo ko gagné benn compromis moo mën a am mooy xaalis boobu ñu restituer ko jusqu'au dernier centime waaye loolu am na lu ko gën a garaaw loolu li muy garaaw yépp am na lu ko gën a garaaw li ko gën a garaaw xam ngeen lan la ndax jàpp naa ni lu nit bëgg alal war fee mën a bàyyi cimetière yi nag ndax ñun ñëpp fa lañ jëm waaw lu nit bëgg xaalis war fee mën a bàyyi cimetière yi même booy jël alalu waa Thiès ñiy dund waaye ñi dee nga mën leen a muñal sax mairie Thiès defar benn marché cimetière cité Balabé 2 benn mur boo xam dañ ko war a tabax mur bi benn côté bi mairie Thiès Est moo ko war a tabax li ci des ñu war ko yeggale mairie ville moo ko war a tabax ñi lancé benn marché boobu mi ngi toll ci 19 millions gaa yi moom ñu bëgg chiffre 19 la te scandale yi moom $19,937,280 francs 19,937,280 francs tabax muru cimetière bu njamoon foofu du garaw aka ñoo bari pexe mais suñu sëriñ bu mag ba maam Cheikh Ahmed Tijane si daf ni bari pexe nekk ci ak njuba ko gën a wóor léeg-léeg nit bari pexe lool am expérience lool ñu koy defal ay certificat muy dem ci àdduna bu fu ne bari pexe waaye gis nga pexe yooyu musiba la bu nekkul ci ak njub yàlla nañu yàlla dimbali delloo si ci ñu ak njub yoonu siraatal mustaqim bu ñu ci nekkul yàlla nañu yàlla dimbali gide ñu delloo si ñu ci yoon woowu ñu exécuter marché boobu loolu mooy lan mooy gars yi wut nañ seeni papier ñoom nee nañu cimetière yi nekk Balabé ñoom nee nañu tabax nañ ko nee nañu ciment ba saf na nee nañu fer ba mat na nee nañu mool ya doy nañu nee nañu maçon ya def nañu seen liggéey ba cimetière ya tabax nañu ko ba mu pare ñoom ñëw nañu indi seeni papier duggaat mairie jaaraat ñi ñu jaaroon ñu signé leen te ñi leen di signé génnuñu mairie de ñoom ña nga toog ci seeni bureau ni leen macha allah liggéey bi rafet na ciment bi doy na fer bi doy na maçon yi mën nañoo tabax liggéey bi mat na ñu signé leen ko ñu jël xaalis ba lekk dem seen yoon
te tey ku mu weddi li may wax bu la neexee soo génnee fii nga dem ci cimetière yi cité balade waaw ñi ne ma naa noppi loolu mais fan lañ ko teg mais loolu su ma ko noppee di naa fekk su ma ko noppee di complice ñi ne ma bu ma ko wax ñi ni kenn du ko fi waxe je leur ai dit benn compromis laa ci mën mooy xaalis bi ñu jël muy 19 937 280 francs qu'il rembourse jusqu'au dernier centime. C'est le seul compromis. Huissier dem na fa constaté. Tous les dossiers sont avec nous. Désormais, c'est Maître Moussa Sarr qui va défendre les intérêts de la ville de Thiès. Maître Moussa Sarr, le grand avocat. Moi, défendre les intérêts de la ville de Thiès. Maître Moussa Sarr. Moi, le matériel du mobilier. Moi, les cimetières, nous allons engager une action judiciaire. Auprès du procureur de la République. Soit nous rembourser xaalis bi soit ñu porter leen plainte barke yeggul nag ci Thiès barke yeggul nga décaissé xaalis lekk def ci sa poos dem te kenn du ko wax loolu barke yeggul ku fi ci dëkk bi loolu dama ci bëgg a leer scandale yooyu mi ngi ci yenn yi nga xamante ni nit ci na su ngeen xoolee dinañ la ni Thiès amul koom-koom dinañ leen ni Thiès dëkk bu ndóol la ndekete mbir yi suñ ko jaaraloon ci yoon ci yorin wu rafet am na 412 545 000 francs yoo xam ni mën nañ ko yokk ci gafaka Thiès loo xamante ni ci propriété communale kese lay jóg am na lu toll ci 225 777 000 francs 886 francs yoo xamante ni mën nañ ko yokk ci gafaka Thiès loo xamante ni ci impôts communaux yi la jóge muy 638 millions yoo xamante ni chaque année day nax saay yoo xamante ni ay pexe yu simple Thiès mën na ko récupérer dugalaat ko ci dëkk loolu su ngeen xoolee fi dëkk bi toll ci ay jafe-jafe ci budget bu néew doole ci dëkk bu lëndëm ci dëkk bu amul sécurité ci dëkk bu tilimoon ci yu bari yoo xam mairie dafa waroon a taxaw ci Thiès waaye gisuñu mairie li muy jafe-jafe ñun nag dafa nekk un défi mooy dañu ñu fal ngir ñu taxaw ci défi yooyu kon Thiès amul problème économique du problème bi am Thiès c'est un problème de gouvernance waaw nan la ñuy yore yorin wu set yorin wu sell yorin woo xamante ni li fi nekk ku si néew ci alal ñi def ko comme war a nekk koo fi indi rek muy borom xam-xam muy universitaire nga dox ak moom ci dëkk bi nga wax ko mu indi bu duggee gis li nekk ci dëkk bi ci potentiel dañuy Thiès yéen waru leen a jooy mais bu leen mere kenn mere leen seen bopp soxla wu leen kenn pour demal seen bopp parce que le potentiel est énorme mais le problème que nous avons muy problème mu gouvernance problème mu yorin loolu moo tax mairie bi fas yéene ci taxaw bu baax a baax loolu am na ay jéego yu ñu ci def parce que dem naa fi mission université bu Thiès pour ñu jàppale ñu ngir nga taxaw dem naa trésor dem naa impôt et domaine waxtaan ak ñoom ñëpp conscient nañu le potentiel est énorme au niveau de Thiès loolu moo tax samedi bii ñu jëm ak dimanche muy 21 ak 22 dinañ def atelier bu mag jagleel ko ci mobilisation des ressources financières fii ci Thiès woo ci ay boroomi xam-xam woo ci doomi Thiès woo ci service impôt service état bi parce que il faut dëkk bi dundaat pour mu dundaat pour dëkk bi am alal comme
alal Thiès bi ñuy pasaree ñu xool nan lañ ko mën a ñoŋale waaye nan lañ alal bi nga xamante ni aussi day nax saay nan lañ ko mën a récupérer ak yeneeni alal ba dëkk bi koom dugg fi pour que projet yi ñu am ci boppam ñu mën ko réaliser. loolu samedi bi ak dimanche atelier boobu dinañ ko def fii ci Thiès. jafe-jafe yooyu ci dëkk bi ci wàllu budget bi ma fekk ko fi moo tax bi ñu ma falee maire de la ville de Thiès bi ma ñëwee ñu ni maire institution la maire de Thiès institution la premier magistrat de la ville conseil municipal bi nii man dama war a am véhicule de fonction ndax ni may gisee ni awma véhicule de fonction ndax tekkuma ko foofu may leeral ni ligne carburant dinaa ñëwaat ci loolu ligne carburant ci 10 derniers mois yi utilisé nañ 70 millions de carburant à Thiès ci ma toll ñetti photo yoo xam ne ñoo nekk ci ville 70 millions de carburant xanaa Thiès moom ñun ñoo doon jox service état bi yëpp carburant ñi ni maire de ville de Thiès dafa war a am véhicule de fonction am na sax ñu nekk ci coalition Benno Bokk Yaakaar ndax yàlla daf ñu dimbali ñun suñu conseil municipal dina tàng waaye ba léegi ñun ñëpp xam nañ li ñu boole mooy Thiès ñu nekk ci yeneen i coalition jàpp ni maire de ville de Thiès dafa war a am véhicule de fonction ma ni leen dëgg la mais jafe-jafe yi ma fekk ci dëkk bi ay bor jafe-jafe yi nga xamante fekk naa ci jamono bii man docteur Babacar Diop ruus naa Thiès ci ma jëndal véhicule 40 millions ma ci dugg di dox ci biir dëkk bi looloo tax ma renoncé à mon véhicule de fonction xam naa ni damay génn léeg-léeg ñu bëri naan waaw maire moom oto bi dañ ko war a defar dafa war a am oto bu rafet oto bu baax ndax mooy premier magistrat de la ville de Thiès sama liggéey ajuwul ci oto bu rafet déedéet ajuwul ci oto bu rafet ci xalaat yi rafet la tool la aju ci yéene yu rafet la aju ci jëf yu rafet la aju ñaanal leen ñu loolu moo ëpp solo ci boppam fi Thiès toll ci ay jafe-jafe ruus na ci budget Thiès ñu ci jël 40 millions di ma ci jëndal oto véhicule de fonction man Babacar Diop mu ciy dugg di ci dox samay soxla di dem sampaate di romb ñoo xamante ni fonde la ñuy ndékkee wala moom la ñuy reere loolu ruus naa ko jomb naa ko ci jamono bi ko ñu demee ba Thiès man ko bu boobaa peut-être waaye du jamono bi loolu moo doon waraloon jataay bi ma ni dinaa waxtaan ak waa Thiès ma defal leen état des lieux de la gouvernance municipale waa Thiès xam lu xew ci dëkk bi waa Thiès xam lu xew ci mairie bi waa Thiès xam ñi yor seen alal toog fa ñi xam leen waaw ngeen xam ko su ngeen rombee benn société mu toog ngeen xam ni société bii fi mu nekk yéen a ko moom ñaata nag lu leen société boobu di fay da ngeen koo war a xam bu ñu renégocier contrat yooyu ba mu leeri dinaa ñëwaat fii wax leen ni le contrat yi renégocier nañ ko lii la société yooyu di fay asalaamaaleykum wa rahmatullah